19h mbokk yi salaamaaleykum daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ca diwaan bu Pikine foofee nag ñu ëpp ca askan waa niki tey ji ñu ngi woon ca mbedd ya li ñuy sàkku moom moo di ñu daal di leen yokkal seeni sëkk ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk mbënn mi ca diwaan bu Kër Massar askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca cité marine nag li ñu xamle moom moo di mbir mi saafara wuñu ko waaye itam dañ koo toxal ndax la ëpp ca ndox wa nga xam ne ñu ngi koy manque ci yenn ci ay quartiers yu nekk ca Kër Massar ñu ngi koy xëpp ca fa nga xam ne moom moo di ca cité marine diwaan bu Matam foofee nag mu mel ni nag ñàkkum garab ga ma ngeen na fa combay ndax itam lu ci mel ni aspirine wala boog paracétamol ba ci sax alcool ngir rek nga teg ko gët ay jafe-jafe la ñu yëngu ca wàllu ko docteur ca woowule weg nag di sàkku ci ki nga xam ne moom lañ dénk wàllu wi fii ci réew bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci ay saafara mbokk yi li lépp yi tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce. salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon diwaan bu Pikine nag ñu ëpp ci askan ba nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo nag niki tey ji ñu ngi woon ca mbedd ya collectif sama suuf ma yokk sama bàmmeel nag di xamle rek ne war nañoo yokk sëk yooyee ndax kon fa faatu ñu mën a denc ci anam bu jaar yoon ñu teewlu reportage bu Habib Faye ak Modou Diop. Pikine gépp jóg am benn kàddu ñu yokk seen almeer. président jox ñu fee 10 hectares alors que on a ici 12 hectares 7 lii du combat politique combat affaire de Pikinois la nous sommes tous de Pikine. dox ñaxtu gi door. ma gisee nii nag sama xol sedd na guy sama xol sedd na bu ma demoon ci naa tàlli. ñëpp xam nañ loolu ba muy indi ay coow ñuy suul ci kaw ay bàmmeel xam nga loolu tamit kenn xamul lan la. hangar beeg leneen ak leneen luñ moom yëpp nañ ñu ko jox parce que lii. ça appartient à personne kenn moomu ko. bii moom c'est un acte citoyen amul coloration politique amul religion amul dara parce que armée yi ñëpp a ko moom te yaakaar nañu néew kenn du ko denc ci kër. ba nekkee xale lan suñu armée fees na kon boog mënuñu ñëw ba tey jii nii gars yi bëgguñu fee indi problème loolu la mënut a nekk. ñoom ndànk la ñuy dox jaar tali bu bees tali bu mag jàpp rue 10 jeexale ko ci buntu sëg yi collectif bii di sama suuf ma yokk sama almeer dajale doomu Pikine yëpp. dëkk Pikine am fi espace gars yi bëgg a def business ba ci ay cimetière yàlla boulimie foncière. ñu ngi continuer seen vie ailleurs. kon donc nañ leen jox respect bi mooy bu ñu leen teglante. xam ni këru àdduna rek la ñuy fàggu fi mu ne nii nañ ñu jox suñuy suuf ñu suul suñuy néew ku dee kenn du la aj dañ lay suul ci suuf. yokkum almeer yi lu ñu yàgg mbébét la te it lii kañu ko jébbal moo di njiitum réew mi. bëgg mu ñu dëkk fii di suule ay mbaaw ak faas on appelle un vif message au président de la République du Sénégal. moom mooy mu jox ñu 12 hectares point 7 yi ñu yokk ci armée yi ci 12 hectares point 7 yëpp mën cee def benn parking boo xamante ni embouteillage du fi am parking bu ubbeeku ci route du précole bi. ci seen i biir ka nekkoon ndey ji réew bokk moomel bu Pikine Ouest projet gi moo ko yoroon. parce que ndox la c'est parce que dafa am benn jigéen bu nekk ci conseil municipal bi moom moo doon jaay terrain ndox bi moom ak Ongué Ndiaye bu Caaroy seet leen. ñi am fii terrain yëpp Ongué Ndiaye moo ko jaay. sëgug Pikine yi ca atum 1952 lañu ko sanc ci 4 hectares tey la nga xamante ni des na toll na ci 12 yu tombal juróom-ñaar ci ay hectares yoo xam ne waa Pikine dañ ko bëgg a yokk ci seen 4 hectares yi ngir ñu mën a suul seeni néew. Abi Faye ginnaaw yëglu wi nga xam ne collectif sama suuf ma yokk sama armeer bu Pikine nag daal dina koy ñaxtu ñeneen ñoo xamante ni maa ngi leen ko doon junju bi ñu door yi la jotaayu xibaar di wàllu mënd mi ca Kër Massar askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca quartier bii di cité marine nag xam le ne lu ni mel saafara wuñu ko waaye itam dañu ko toxal ndax yenn ci ay ndox yoo xamante ni ñu ngi koy manque ci yenn ci ay quartiers yu fa nekk nag foofee lañu koy def ba tax itam ñu joxoñ baaraamu tuuma agence de développement municipal ndax jàpp nañ ne nag lu ji njàkk moom mooy njàkk askan woowee itam niki tey jii ñu nga doon amal ab ndaje du ñàkk daañ ci ñëwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar
mbokk yi ñu wëyal xibaar yi wax ci leneen xam ngeen ne ubbiteeg école yi jamono yi nag ay bés dong la ñu moo ci des fukki fan ak ñaar ci weeru novembre la ñu ko jàpp ba tax itam lu tollook ñaar fukk ak ñeent ci ay école ak itam CM yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Parcelles Assainies daal nañ koy joyantiwaat génne table banc ya daal di koy defaraat ki nga xam ne nag moom moo jiite lu ni mel di jiit bu bokk moomeel ba moom Moussa Sy dañuy teewlu ay kàddoom Pape Fara ñi ngi ak Amadou Ba ñoom ñoo ko taataan. ñëpp mobilisé wu si ñetti semaine Parcelles am na ñaar fukki école ak ñeent élémentaire 4 CM benn lycée ñu dem fépp nettoyer bale désherber dindi ñax yi raxas salle de classe yi nga xam ne fii par exemple école bi ndox mi dafa bari woon ba 1 mètre 50 daaneel mur bi tey ñu ñëw xëy fi def fi 0 déchet vraiment raxas salle de classe yi sapeur yi ñëw jàppale ñu si raxas table banc yi. def ko nag ci ñaar fukki école ak ñeent yëpp suba ñu def CM yi. balaa samedi prochain ñu pare école CM yëpp ak lycée bi li jëm ci mesure barrières yi mardi dinañ dajeek bàjjenu gox yi ak relais communautaire yi pour ñu dem installer waat lave-mains yi dispositif de gel alcoolique et cetera dans les écoles pour que le 12 quand même fii ci Parcelles vraiment ubbi bi jaar ci yoon incha allah. ginnaaw ubbiteeg école yi ñu wax ci mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew jàppale nit ñi ki démb amul benn doomi aadama woo xamante ni daal na ci faatu ginnaaw bi am nañ fukk ak juróom ci ay cas positif juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yi nga xam ne def nañu ko nag ñeent ci ñoom di ay cas contact fukk ak benn di ay cas communautaire jàppale ni itam lu tolloo ko fukk ak juróom-ñeent ci aji tawat wér nañ daañu ñibbi seen ak makkaan lu ni mel bokkoon na itam ci li mu doon junju bi ñu door yi la jotaayu xibaar diwaan bu Matam foofee nag ñàkkum garab ga ma nga ne fa xuus lu ci mel ni amoxicilline paracétamol ba ci sax alcool ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñu teg ko gët jafe-jafe la ba tax itam ñoom ci seen bopp di yëglu di sàkku ci jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàll wi mu indi ay saafara ci mbir mu ni mel balaa béy di woy mbuus amaloon nañ ab ndaje diwaan bu Matam Ali Bandel Niang. Infirmier chef de poste de santé yi matrone yi sage-femme yi ak agent contractuel ak communautaire yi fare ci doonu Matam ab assemblée générale la ñu toogaane woon ci Matam mu aajo ci seen syndicat bu bees bi nga xam ni ci la ñu bokk bu baax a baax agent de santé yi kat kontaanu ñu ci anam yi ñu nekkee fii ci gox bi lay gannaaw sax seen prise en charge bi nga xam ni demewul niñ ko doon xaaree waaye ñàkkum garab lu mel ni alcool paracétamol wala amoxicilline ci bërëbu fajukaay doon na li nga xamante ni fitnaan la leen jamono yi dem ci poste de santé yi mais li ma njëkk a constaté daf ma écœuré ñaar la benn bi dama constaté ni yu ci bëri amuñu woon ay garab man sax pour man poste yi ñoo deful ay commande mais nañ day def commande yi am bu ñu demee ban la paracétamol amul bu ñu demee ba ni la amoxicilline amul wala yu détails yoo xam ni yu ndaw la daf ñuy poser problème alors que bërki démb rek ñu ne Covid bi am na ñu ne dugal nañ 64 milliards ba demandé beneen relance mu nekk ay presque 70 milliards ça veut dire que dafa am ñu ñëw ci système bi ñoo xam ne li leen intéressé mooy wax le chef de l'État lii manqué na jox ñu xaalis ñu jël xaalis bi rien que pour def ci loo xam ni pour enrichir le poche la loolu moo fi am nga jël presque ay 300 milliards ne da nga koy construire ay bâtiment ak ay ciment ak ay béton te investir ci nit ñi dafay commencer ci poste de santé bi tey jii boo nekkee infirmier war nga yokk sage-femme pour sa liggéey mën a dox il faut nga am matron il faut nga am ASC il faut nga am chauffeur ambulance il faut nga am gardien mais tey jii ñoom dañuy toog Dakar rek xamuñu lu xew ci réalité ci biir poste de santé yi ñu ne dañuy changer texte yi def benn texte boo xam ne dañ ni léegi bu nit ñi ñëwatee bu leen di fay ci recette ticket yi mais am na poste yu ko def bi ñu demee fin du mois bu mu jotee ñu distribuer xaalis bi ku ci nekk 5000 francs nga am na ñoo xam ne egguñu sax 3500 daf nga ni borom kër dina matron boo xam ne guddi gi yëpp day fanaan parce que am na ay accouchement liggéey ba weer jot nga koy fay 5000 francs mais loolu da nga koy exposé parce que finalement day arnaquer maladie. bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi ay milliards ni yéeg nañ ñi dugal nañ ko ci secteur de la santé waaye agent yi fare ci doonu Matam ñoom nee nañu gisuñu si dara gannaaw bi ñu yëkkatee kàddu tëkku ni daañu bloqué système bi ci gox bile fi mu ne xaaruñu kenn ku dul réaction ministère bi yore wàllu wér-gu-yaram. Ali Bandel ñaa ñu desandi ba tey ci wàllu wér-gu-yaram bi la yoon nag du diwaan bu Matam waaye Sikicoor ñàkkum li nga xam ne moom moo di poche de sang yi nag ñi nga xam ne ay way takk der lañ li ñu bëgg moom moo di lu ni mel mu daal di dakk ba tax itam ñu daal di sauver ay bakkan ñoom ñooñee ne dem nañ def mbir mu ni mel ci loolee ñu teewlu Souleymane Kandé moom mooy commandant bu zone militaire numéro 5 Boubacar Diassi moom moo taataan ay kàddoom.
mooy journée boo xamante ne effectivement danaa ñu permettre ñun force de défense et de sécurité bu région de Ziguinchor pour ñu mën a dem jege population yi ñu apporter leen tout notre soutien suñu dimbal te soutien bu ci gën a critique fii au niveau de région Ziguinchor mooy deret au niveau de la banque de sang de Ziguinchor. parce que gis nañ ne effectivement saa ñu amee fii yenn accident yi suñu demee yenn saa au niveau de la banque de sang de Ziguinchor yenn saa affaire yi day xaw a manqué il faut que ñu jël ay militaires wala ay policiers yóbbu leen pour ñu joxe sang pour que ñu mën a régler rapidement des situations d'urgence. Militaires comme policiers comme gendarmes comme yeneen force de défense et de sécurité yi donc saa ñuy def activité donc dañuy def ay réunions ensuite ñu defar note de service. donc c'est préparé donc kenn ku nekk xamoon nga ñaata nit ngay joxe tey pour ñëw ñu joxe seen deret donc loolu effectivement ñoom amul sikk sàkk donc kenn ku nekk da ngay joxe say personnel pour nga ñëw joxe say deret. ñu wax ci leneen recrue yu njëkk nag yu 12e bataillon d'instruction nag dikk nañ Dakar Bango waaye xam ngeen ne mbir mu ni mel ren dafa yem mook jàngoroy coronavirus nekk fii ci réew bu Sénégal teewul bépp matuwaay woo xamante ni nag war na ci wàll wi daal nañ koy jël ba mu mat sëkk. Ousseynou Diop, Habib Seck. Covid-19 bi tax na recrutement bi niñ ko doon amale ci 12e bataillon d'instruction lépp dañ ko daal di soppi. ñi ngi recevoir donc ay ndaw yoo xam ne dañoo ñëw pour bëgg a servir seen dëkk donc mais contingent bi ñi ngi ñëw ci période boo xam ne daanaka dafa xaw a doy waar parce que mbas mi ngi fi ba léegi. pour cela nag commandement bi dafa jël matukaayam yépp pour que pandémie bi bañ a law fii ci suñ ci soldats yi. règle li nga xamante ni daal dañ koy teg ñi nga xamante ni ñoom lañu duppee ay recrues dañ koy respecté ci saytu bi nga xamante ni commandant bi da koy amal ñii di recrues yi dañ leen di testé bu ñu paree nag ñu yóbbu leen li nga xamante ni mooy 14e. mooy recrutement bii nii léegi recrues yi bu ñu jógee fu ñu leen recruter di ñëw dañ leen njëkk a saytu foofu. ay médecins militaires ñoo leen saytu ñu xool ndax amul kenn ku si am ay cas suspect maintenant buñ ñëwee ba egg si fii nii Dakar Bango mesures yooyu ñu jëloon foofu mooy continuer. xam ne fu ñuy raxasee seen loxo yi disposition yoo xam ne dañuy war a jël seen distance ba kenn du jegeyantewu maintenant bés bu nekk nag yàlla sàkk benn équipe bu ay docteur dañuy ñëw di leen saytu. mu mel ne kon Dakar Bango ren jile ñi nga xamante ne militaires yéen fay daal di formé ngir suba ñu génn daal di taxaw ci réew mi dañ ko daal di saytu bu baax a baax bépp mesure itam ñu daal koy respecté mu mel ne kon formation bi dina tàmbali fii ak ñaari semaine bu ñu génnee ci li nga. ñu àddu jëmale ci langue politique bi fii ci réew bu Sénégal duggug Idrissa Seck ci li nga xam ne moom moo di gouvernement bi nag yenn ci ay responsable politique yoo xamante ni ñu nga ca diwaan bu Louga nag li ñu xamle moom moo di kookee moom moo yor cëggalu guyam ba tax itam lu ko neex mu daal di koy def dañuy teewlu kenn ci responsable yooyee di woyoo ci turu Mor Ndiaye yëkkati na ay kàddu dénk ko Thierno Fall. xam nga contexte mooy indi lu nekk. situation de l'heure la wax parce que dafa comprendre ne intérêt supérieur de la nation moo war a ëpp intérêt personnel moo war a ëpp intérêt partisan te gis na ne fii ñu toll sous région bi muy la Guinée mi ngi am des problèmes post-électoral la Côte d'Ivoire mi ngi ci ay problèmes post-électoral Mali également mi ngi ci loolu te ñoo ñëpp ñoo ñu wër kon Sénégal il faut ñu am ñoo xam ne ni dañuy fàtte seen bopp te bañ a xool li nit ñi wax ngir askan wi stabilité boobu moo tax mu nungu ñëw jàpp loxoog loxo pour jàppale loo xam ne nii ci askan wi lay jëm mu bàyyi lépp loo xam ne nii ay intérêt personnel la mais mu xool sagesse am may ko mu ñëw pour jàpp ci réew mi pour jàppale doomi réew loolu ñu wax ne la coordination départementale du parti Rewmi de Louga ñi ngi koy magnifier à sa juste valeur di wax ne tey leen gën a topp ci suñu gannaaw président tey leen ko gën a wóolu ci xam nañ ne askan wi moo ko ñor. xeex wàllu mbëkk mi ci mim réew agence italienne de coopération ci njàppandalu ANPEJ nag daal di fi ci ay koppar yu takkoo takku daal di gunge ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ci seen i bëgg-bëgg ngir rek ñu mën a am seen i teraanga ci mim réew dañuy teewlu reportage bu Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou.
ñi koy financé ñoom ñooy waa agence italienne de coopération au développement ñi koy doxal ci Tambacounda mooy ONG VIS ñoom nag daal dinañu tàggat lu toll ci 4 téeméer ak ñaar fukki waxambaane moo xam ñu demoon ci mbëkk mi la ba dellu si wala boog ñoo xam ne dañu doon xalaat ngir dem ci mbëkk mi. bu fekkee mënul éradiquer complètement mais mu wàññi phénomène de migration irrégulière bi nekk ci dëkk bi formation en entrepreneuriat ak gestion d'entreprise ak formation en technique de recherche d'emploi. côté bi aussi mi ngi jàppale autorités locales yi pour ñu mën a ci seen xeex bi nga xamante ne moom la ñuy def pour dindi ci xelu ndaw yi ni tukki moom mooy solution bi. ku VIS fas yéene na financer 140 bourses incha allah ci année scolaire bi incha allah ñuy jëm ci centre de formation professionnelle Tamba. psychologue conseil Mamadou Fall nekk directeur centre d'orientation bi nekk ci Tambacounda waaye itim ba tey ki nga xam ne moo fi toogal antenne régionale bu ANPEJ ñoom ñëpp nag ñu daal di wane ni am na ay pexe yoo xam ne buñ ko defee waxambaane yi danañu des wàññi di dem ji mbëkk bi. am na ci ñoo xamante ne am nañu licence am na ci ñoo xam ne am nañ maîtrise master donc def nañ 4 at université def nañ 7 at université ñëw nañ am nañ ay diplôme universitaire mais tey mënuñ bind CV bu baax mënuñ bind lettre de motivation bu baax donc ça pose problème. ñu toog ñu laaj leen ñu toog il faut que également ñu teg ay mécanismes yuy tax ñuy toog. bokk na ci def formation en entrepreneuriat comme yu ñuy def nii de lundi à vendredi mais bokk na ci également ñu financer jeunesse bi. waa ONG VIS nag ci seen projet investir sur l'avenir fas yéene génne lu ëpp juróom-ñett fukki millions ci suñuy koppar fanweer ak ñaari millions yi ñu daal di ci financer lu toll ci ñeent fukki projet ñeent fukki millions yi ñu jagleel ko wàllum bourse d'études formation ci wàllum formation professionnelle ak yeneen yu ni mel juróom-ñeenti millions yi ñu jagleel ay stage rémunéré. Moussa Omar Gueye ginnaaw diwaan bu Tambacounda ca Médina Yoro Fula foofee nag ci diirug benn at la fa lakk ci ay daa lim bi yegg na dayoo ba tax itam ña nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo di ñaax seeni ay ndaataango ñu gën a bàyyi xel ci mbir mu ni mel ndax jàpp nañ ne mën naa indi ay njeexital ci lépp lu soxal wàllu alam gi ca diwaali diwaan Abdoulaye Diallo. at bu ne daa yi li ñuy yàq ci àll bi kenn mënu koo xayma. te ren ñi seeni xam-xam màcc ci wàllu aar alam gi ñoo jàpp ne bu ñu moytuwul yooyu daa li ñuy ñëw yàq dina jéggi dayoo loolu tax way forêt yu Médina Yoro Fula daal di teel a jóg ngir wut ay pexe ngir teel a fagaru ci yile daa. dañu nekk ci département boo xam ne dafa bëri ay garab bëri ay àll yoo xam ni dañu am solo buñ ko booleek ren nga xam ni nawet bi dafa macha allah dafa bëri woon ndox gis nañ ni dafa bëri ñax ci àll bi bëri ñax ci même ci biir dëkk yi loolu nag gis nañ ni day gën a favoriser daa yi moo tax ñu bëggoon teel a jug ren waxtaanee ko xool li nga xam ni moom la ñu mën a def pour wàññi feu de brousse yi wala bu amee yan disposition la ñu mën a jël pour mën ko xeex. parce que gis nañ ni ren daanaka département bi taw na fa macha allah lu xaw a takku donc buñ duggee ci àll bi dina gis ni ñax mi bari na trop léegi bariwaay boobu nag dañuy wan ni bu ñu deful ndànk teel a jóg daay bi bu commencé dina bari. saa bu daa takkee feneen ci biir àll bi ay yàqu-yàqu yu dul jeex ñoo fay xew. gis nañu ren buñ ko teelul def bu fa amee dina indi jafe-jafe yu bari parce que yàlla ji macha allah ndox mi dafa bari donc moo tax tey ren ji ñu teel a jóg teel a def jéego yi nga xamante ni dinañu fexe ñu mën a xeex daay bu daanaka 4 ak juróom-ñett ci ay daay yu dem ci ay juróom-ñeenti téeméeru yu ma la yàq ci wàllum ñax meeg wàllum garab yi ak wàllum janaaw yi. aar alam gi doon ab compétence transférée mu waral ñuy ñaax mboolem collectivité territoriale bu Médina Yoro Fula ngir ñu taxaw si bu baax a baax. maire yi ñoom daanaka ñooy suñu partenaire parce que buur dafa jël àll bi mu yéene koy gérer donc ñoom nag loolu bu amee il faut que ñoom ñu jàppale ñu parce que ñun rek mënuñu koo def. ci wetu daa yi lakk-lakk yi ñoom it at bu ne ay yàqu-yàqu yu kenn mënta xayma la ñuy nemmeeku ci département bu Médina Yoro Fula foofu it saa bu lakk-lakk amee waaye forêt ñoo fay ay sapeur pompier. jërëjëf mbokk yi loolee moom moo daal di yëkkati wile jotaay dig daje bi léegi ak Cheikh Tidiane Diawo ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fi ci télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf.